yeewi seen bopp ci dundu bu cher bi yeewi seen bopp. salaamaaleykum si gars yi ñu ngi leen di ziar. That Muhammad is his messenger. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Mbokki Guy Jama seen doom di papa ci ñi di rakk ci ñi di mag ci ñi di ndijaay ci ñi doomu dëkk bi juddoo fi màgg yaroo fi màgge fi fekk fi baax fekk ko fi maa leen di nuyu ci nuyu bu gën a tedd laa leen di nuyu donte mënumaa jaar kenn ku ne ci turam danaa ci lim ñoo xam ne mënta ñàkk ku lim nag fàtte ku ma fàtte nag ma baal aussi dinaa jiital ci nuyoo bi chef du village Baye Samba Dem te teew fi parce que organisation bi moo changé dañu waroon njëkkee noto mujje fii mais Baye Samba nga teew wala nga bañ a teew ñu ngi lay nuyu di la sant gis na ni nga taxaw la jeunesse ma teg ci imam Serigne Bassirou Diouf di ko nuyu aussi di ko jox wàccuwaayam di ci teg notable yi nga xam ni tey bàyyi na lépp luñ doon def di ay mag heure bii bu leen neexoon ñu tëdd ñu xaar programme bi te bu doon minuit nii lañ koy xaare mu mën naa ci cité Baye Mbaye Diop naa taxaw ci moom tuuti parce que la jeunesse de Guy Jama a décidé de décorer Baye Mbaye loolu cérémonie spéciale lay nekk maanaam jeunesse su Guy Jama ñoo ni ñoom danañ jël raaya jox ko Baye Mbaye Diop ndax taxawaay dëgg bu muy taxawee ci dëkk bi loolu jeunesse bi ñoo ko wax te incha allah danañ ko jëmmal ma teg ci aussi suñu papa suñu ndijaay suñu lépp Baye Pape Dieng aussi nga xam ni ba ñu tàmbalee ba tey jotom may ko mu topp suñu ginnaaw mais fu ñuy dem mu ngi ñuy woo fu ñuy dem mu ngi ñuy xelal kon c'est le lieu et le moment de vous remercier cher père ma teg ci aussi sunu tonton Xalla mi nga xam ni moo jël parole sànq nga xam ni moom tamit lu yëngu ci dëkk bi di defar dëkk bi pour développement dëkk bi mu nga ca biir kenn du ko ci jiitu ma ciy teg hélas male nga xam ni vraiment sama grand la sama ndijaay la sama lépp la keroog bi ma ñëwee wax ko daje ma yow boo xewlee lu ma mënti def ci àdduna dama koy bàyyi ñëw taxaw maa ngi fi xam naa ni ñëwewul mbooloo sax mais maa lay sant di la gërëm hélas di sant aussi la jeunesse particulièrement la jeunesse muy góor muy jigéen parce que Guy Jama aussi ku ko naw jeunesse am nga ko nawee nous ne sommes pas nombreux bariwuñ bien que léegi sax on fait plus presque 400 électeurs donc ñu ngi bëgg a nekk électorat mais malgré tout ça bariwuñ wante nag fu ñuy citer en exemple dañuy citer la jeunesse de Guy Jama kon ma leen di wax ni samay rak samay doom fi ngeen teg seen tànk foofu la bu leen ko teggi la preuve ku fi ñëw respecté leen barki dem dañoo dem Kër Samba ba ma jël parole ba pare Cheikhou jël parole keneen jël parole mais à chaque fois dañ doon remercier waa Guy Jama di leen comparer ak bépp jeunesse bu dynamique sax ñun yow ak jeunesse Guy Jama yéen a yam donc loolu ñun fierté la ci ñun bu leen teggi seen tànk lépp lu leen nit di woo muy dëgg luy doxal dëkk bi dugg leen lépp lu leen nit di woo muy ay tappale ak i caaxaan wala intérêt personnel il faut dire ñett parce que loolu la leen xamee voilà léegi nag su ma jógee ci loolu dinaa présenter tuuti ngeen baal ma ji bi dinaa xaw a gudd tuuti parce que c'est le lieu et le moment aussi yombul donc dinaa présenter l'intercoalition mooy ñii Yewwi Wallu ñan ñoo ko composé maanaam ñan ñoo yor coalition bi parce que fii ci gox bi ay militants yi ñu baree fi ne parti bu ne da nga fi am militant maintenant il faut ñu leeral leen intercoalition bi ñan la ki ma ci njëkk a cité mooy suñu maam l'indétrônable l'indéboulonnable maître Abdoulaye Wade mi nga xam ne moo tax bépp doomu sénégalais sañ a gént
avant mu fi ñëw xamuñu autoroute xamuñu infrastructure xamuñu dara moo ñëw jël parole ni ñu il faut travailler beaucoup travailler toujours travailler encore travailler commencer ko ni il n'y a pas de secret ca loolu kon maître Abdoulaye Wade mu ngi ci biir coalition bi ci biir coalition bi Serigne Moustapha Sy responsable moral Moustarchidine wal Moustarchidaat mu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum mu Serigne Babacar Sy mu Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy Tivaouane kon bu ñuy wax diine ba ñëw foofa da nga taxaw kooku mu ngi ci biir coalition bi ci biir coalition bi am nañ fa Khalifa Ababacar Sall kuy abi Khalifa Ababacar Sall Khalifa Ababacar Sall jibi mooy ki nga xam ni moo changé xar kanamu Dakar ñun ñi nga xam ni ba ñuy dem Dakar presque xam nañ la fa newoon fi mu ne bu ñu fa demaatee dañuy réer moo fa indi pavage ñëpp di ko roy moo fa indi lamp yi moo fa indi le lait à l'école bépp xale buy dem école ñu lay jox meew pour nga am vitamine moo fa indi tablette ci école bépp élève buy jàng ñu lay jox tablette ngay jàngi kooku buñ la nee bëgg na réewam doo ko wetti ci biir coalition bi am nañ fi Déthié Fall mooy mandataire coalition bi ci biir coalition bi am nañ fi Aïda Mbodj la Lionne di Bawol jigéen gu man góor mais ci biir coalition bi aussi am nañ fi gaynde fàkk tëdd gi muy Seydina Ousmane Sonko mu sell mi nga xam ni bi Macky Sall di ndamoo naan man opposition salon laa yor booba xamul ni Sonko ci yoon wi di jëw ba mu ñëw yaakaar naa ni fitam mu ngi tëb di dal nelawatul guddi nelawatul bëccëg kon kooku tamit mu ngi ci biir ñooñu ñëpp nag bi ñu joxee ndigal yi ñun tamit dañ cee topp ñun ñi nga xam ni dañoo bokk ci Ousmane Sonko Pastef muy monsieur Bodian mi toog di Alioune Badara Niamale di man mi di Cheikhou ak ñëpp ñoo xam ne ak waa Ngadiaga yi ak tout le monde dañ cee topp ñi jóge PUR Jibi Diaw mii nga xam ni moo leen jiite ñëw ànd ak njabootam Samba Diop jóge ba Kër Mbir ànd ak ñoom Cheikh Thioune bi jiite étudiants yi ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. ku lim fàtte. waaw Cheikhou. da nga fàtte doomu gox bi. waaw. ki nga xamante ni moom Cheikhou bay sax ci sa yow tànk. waaw kay xelay fattu. dama fàtte docteur Babacar Diop. waaw. mu sell mi tamit. mooy maire ville Thiès. dëkk fii ci bayti. Babacar sax dinaa taxaw ci moom parce que ku ma xam la. ndax dañoo defandoo lycée. man bi may ñëw di def seconde Babacar mu ngi def terminal bokk ak Aminata bi ay classe Aminata bi ay xam na ko bu baax mu nekk nit koo xam ne ba ma ko xamee ba tey ci xeexal askan la ne parce que je me rappelle très bien lycée dañ ko doon dóor ba koy xaañ mais bu jógee daal ni élèves yi manqué nañ lii élèves yi manqué nañ lee bañ ko fekkee université loolu la fa nekk kon kooku jàmbaar la moom tamit ñi ko fi teewal ñu ngi ci biir coalition bi muy les jumeaux Cheikh Faye sama binôme nga xam ni moom it vraiment jàmbaar dëgg la da doon tëj place bi ñuy dem ci àll bi ba 2 heures du matin voilà di citer Karet Samba Ndiaye di citer aussi son frère jumeau Khadim moo marabu kooku mooy sama sëriñ ak Gora Diop ca bayti nga xam ni bayti mobilisation ban fa fekk démb wallahi ku sa yaram dawul sax yaakaar naa ni sa ngor des na kon Gora ñu ngi lay sant di la gërëm donc pour ma bañ a guddal am na ñeneen ñoo xam ne ñëpp ñu ngi ci biir coalition bi ku ma limul aussi nga xam ni xel rek mooy fattu particularité Guy Jama mes amis boo leen ñëwee Guy Jama ngeen fekk ma taxaw bokk Pastef ngeen fekk mon ami d'enfance mon frère celui avec qui j'ai tout partagé depuis qu'on est enfant jusqu'à maintenant rien ne nous sépare la distance ne nous sépare pas donc boo leen ñëwee fekk kii sama wet mu nekkoon coalition Benno Bokk Yaakaar teewloon fii monsieur le maire Maguette Ndiaye mais en tant que intellectuel jàng xam li mu xam bi élection locale yi jàllee dafa maa ni man je soutenais Maguette parce que c'est la collectivité mais bu ñuy wax niveau national man je suis dans Pastef et je suis dans Yewwi tey boo leen ko gisee sama wet seen xel war naa dal boo leen ñëwee meeting Guy Jama fekk fii Modou Fall Sylla sunu frère
kii résumé na ko il était le bras droit de Maguette Mbaye ici ma wax ni Fall mii kay ngeen di gis chaise yi ngeen toog chers invités moo ko loué ci xaalisam moo ko loué chaise yi sax doyul parce que chaise yi dëkk bi mu ngi nootoo moo tax mais il nous avait demandé daf ñoo waxoon nan jël 116 teg fii ñëpp toog donc Fall boo leen ko gisee sunu wet xam ni caaxaan jeex na boo leen gëstoo sànq yéen a ngi fekk moo dem fii moom aussi il était le bras droit du maire nekk suñu frère nga xam ne dëkk bii tey ñi fi rendre service bari na ci carte d'identité yi ci kayitu juddi ci lépp donc pour vous dire que ici à Gouye Diama il n'y a pas match fii amul match fii xam nga lan mooy défi bi mooy bu bis ba nit ñëpp jóg voté ji mais voilà bu bis ba ñëpp jóg sangu ba set ndekki dem voté ji loolu mooy défi bi mais du kuy gagné fii kuy gagné am parce que Gouye Diama benn dank la fii c'est Gouye Diama en miniature ñëpp a ngi fi taxaw ku fi nekkul sa papa ngi fi ku fi papa newul sa doom a ngi fi wala sa soxnaa ngi fi kon ñëpp a ngi fi taxaw kon nag sama gars yi na seen xel dal bu ñu tëddee nañ nelaw Gouye Diama fii amul combat fii amul match fii moom mbir mi leer na fi may jeexale nag du ma fa jeexale sax parce que il faut que ma brosser ko tuuti mooy le cas Maguette Mbaye waaw jeex na Fall mu ni maire yi di voilà maire yi di defar seen mango ji nee na dañoo jàpp mun ñoo ñëw mais ñoom ñëpp ñu ngi ci ginnaaw coalition Yewwi Askan Wi kon loolu leer na danaa wax tuuti ci Maguette Mbaye du ma ci sori sax parce que dama doon dégg boroom xam-xam bu mag mu ni maître Mame Adama Gueye mu doon wax naan la transhumance c'est de l'escroquerie et de l'abus de confiance mu ni yow boo nekkee ci parti nit woo la xoolaloo parti ba sa bopp ba mu neex la de nga dem fa mais nit woo la am lum la jox nga ñëw fekk si ko mu ni yow da ngaa wuruc voilà da ngaa wuruc ñaar yëpp nga def konte nag Maguette Mbaye tey wor ak wuruc la def mu may fàttali laalo cox ñun bi ñu nekkee xale séeréer yi dañ doon andi fii di jox suñu yaay yi laalo suñu yaay yi di leen wecci cox mu mel ni moom loolu la nekk di def ak Macky Sall donc Macky Sall moomu mu doon wax aussi naa ko meeting na fii daa bon Macky dafa bon ba falu wëlbatiku ni Macky dafa baax te Serigne Abdoulaye da doon wax ne nit boo ko bëggee xam da ngay méngale waxi démbam ak jëfi tayam Maguette Mbaye boo méngalee waxi démbam ak jëfi tayam xam ne du nit ku baax parce que nit ku baax du wor askanam askan moo am doole askan bi bu la falee da nga leen a war a jaamu parce que suñuy dërëm la ñuy dajale di ko jox mu war ko dugalaat ci commune bi kon suñu surga la Gouye Diama nag yàlla dimbali na leen ñoom li fëkk yeneen dëkk yi fëkku leen ñeenti téeméer fëkku leen ñaari junni fëkku leen million fëkku leen Baye Pape mii mën na maa témoigner am na ñoo xam ne doon ko proposer xaalis dafa bañ parce que nit ngoram la am donc Maguette Mbaye moom bari fi woon sax ay voix mais xam naa ni bu fi amee ñett wala ñeenti kàddu dina ma jaaxal trop mais nag li mu nit ku ne li nga ji rek loolu ngay góob aussi voilà bu ma jógee foofu nag ma ñëw ci les députés le rôle du député ñun député yi ñu am ak yi ñu bëgg parce que yéen ñëpp gis da ngeen seetaan assemblée nationale xeex nga fay gis saagante wala nga ni man député Macky Sall la du ma liir lu Macky ñëndi rek damay wote sama yoon nekku ci man maalaw noonu sax la député bi tudd man maalaw luxumbootuma seetuma lijjantuma député Macky Sall la lu ñëw ma signé donc loolu est-ce que Sénégal mérité na loolu mérité wul loolu Aymérou Gningue mi nga xam ne moo jiite liste Benno Bokk Yaakaar fii ci Tivaouane maa ngi moom a dëkk mu nga dëkk Mérina Dakar c'est à 8 kilomètres de Ngaye ni ma xamee fii laa ko xamee Aymérou Gningue bi suñu sëriñ su baax si sëñ Mountakha sëñ Babacar Sy Mansour Laayeen Ñaseen defee pétition signé ko ni dañoo bëgg ngóor jigéen léegi Sénégal ñu jàppee ko comme ku rey nit bi sàmm ji koy yóbboo projet de loi bi assemblée Aymérou Gningue mooy député bi njëkk a signé ni du am góor jigéen kenn du ko fi tere ka ca topp député Thiès la Abdou Mbow donc ñun waa Thiès ñun lan def réew mi est-ce que ñun mérité nañ yooyu député on doit dire ñett
bu ñu bañee aussi li fi amoon 2011 2012 amaat fi muy fukki bakkan ak juróom yu fi tëdd 2012 Macky Sall bi mu toogee ak léegi rayagul na ñaar fukk ak juróom-ñaar bu ñu bañee sunu doom yi nekk Ndakaaru bu ñu tëddee ñun du nelaw rik nañu tege Macky Sall ne votel Yewwi Askan Wi Sénégal jëm kanam. du ma jeexal nag te waxuma ci bulletin bi parce que mooy ali kalaj gi boo leen demee dugg ci bureau de vote bi 8 bulletins moo fa ne maanaam juróom-ñetti xob a fa ne juróom-ñetti xob ngeen jël ko boo leen ko jëlee ci juróom-ñetti yi sama yaay yi ak sama soxna yi nga xam ne yenn saa yi duñ mën a lire mais xam ne ngeen photo ñun sunu bulletin amul photo moom kese moo ci amul photo amul nit maanaam doo gis ak nit yow ñaari picc nga ciy gis côté bu ne picc gis ci ceen gu nu dagg mooy dog mbuumu jaam picc muy naaw mooy liberté mooy maanaam man li Macky Sall sañ ci dëkk bi war naa ko fee sañ loolu lay tekki mais nit amu ci nit boo leen gisee bu am nit rek du ñun bàyyi leen ko fa ñun suñu bos amul nit moom kese moo ci amul nit ngeen couleur bi moom bulletin bi dafa weex bind yi verte bulletin bu weex bind yi verte ñaari picc am ci ak ñaari ceen yu ñu dagg amul nit amul photo nit bu ko defee dimanche 31 juillet bu ñu dépouillé ba këpp kees yi ñu ni wiiw Yewwi Askan Wi assemblée nationale bi tegu ci yoon réew mi tegu ci yoon Macky Sall def ñaari at yi ko jësee organiser ay élection ku yàlla jiital ñu xam ni kii la yàlla jiital ñu doxal Sénégal parce que sunu réew mi duñu nangu kenn du ko yàq parce que kenn duñu ko gën a bëgg kon gaañi jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci asalaamualeykum wa rahmatullah